Bambara man ak sama xarit rak Amar Sow amul lu ma déggul nag de mais yàlla moo ma booleeg moom yaayam may mën a sànkere bàyyiwut dara lu ma dégg naa ko waaye man ak moom dañoo bokk ndey ak baay sama digg moom kenn xajut soow la ak suukar Ablaye ba ni nga ma téye ko Amar mi parce que maanaam benn lañu da nga dégg te woo ma téléphone lu ma jóg dama koy yëg yàlla moo ma booleeg moom keroog bu la bëggee gis dafa ñëw ba sama kër ma ne ko Ablaye Dieng dafa dem umra mais bu nee di nga gis te incha allah bëgg naa defal loo xam ne ñooy paie te incha allah ñaan naa yàlla barke Serigne Babacar sama diggante moom yàlla bu ko yàlla des góor la garmi la sama xarit la Ablaye bi des dafa am loo xam ne dañu ko waxoon Bambara àlloo gi ma ne leen Ablaye Dieng dañu ñaan bu nekk maire ba leen fitir maire loolu lay dégg Ablaye da nekk maire nekk président wax naa la ko sa biir kër Omar na li may fen Omar wax naa ko dégg nga ji ma ne ko Omar wax naa ko nee naa ko Ablaye Dieng dina doon président te incha allah barke Sëñ Ba di nga doon li ma leen ñaan nag ci barke yonent bi li may ñaan en personne am na fi ñu fi jógee Guy Sombel Silma am na ñu jógee Darou Salam am na ñu jógee Kër Issa ñëpp ñu ngi fi Bambara àlloo mention spéciale Ablaye boobu ba léegi maa ngi daw sama baa ngi dee ndax yow ngay sama rakk ñu bokk benn traitement yow sa baay sama baay bokk ndey baay kon doo jàmbur ci man leen da laa ne ñaan fee laa bëgg fii turukaay ndox ñu bari ñaan du am waaye billahi wallahi wa taala yow laa ko sas fee laa guy gële bul ma piisa ba fa jaman rek sa saxal nga soxla ma dara naam piisa di sant it waa Thiès ñëpp ñëw nañu président ñoo ngi sant waa Kër Issa président waa Kër Issa ñëw nañu fi président waa Kër Cité Senghor Robinet Khadim ñëw nañ fi président waa Guy Sombel ñëw nañ fi président waa Thiès ñëpp a ngi fi gox mu nekk am na nga fa bàyyeekoo ñëw ñoo ngi lay dalal yàgg ñi nga àndal ñu ngi lay dalal ci quartier bu ñu naan Bambara Arilo ak ñi ma àndal ci liggéey bi wax dëgg yàlla président depuis ba ñu xamanteeg yow ba léegi rëccu wuñu ko li ñu waxoon def nga ko li ñu la waxoon mën nañu defagum nañ ko sax lu ñu bëggoon lépp defaguñ ko sax waaye président nañu dem di sant it suñu président ASC bi di Ablaye Samake di sant it waa Bambara ñoo ngi fi waa dëkkandoo it ñoo ngi fi yónnee nañu ma seen nuyoo ci yow di la wax ni président fii Bambara président fii lépp fënax na fii lépp mokk na àndee naa ko sama grand bi grand Talla ku baax wax dëgg yàlla dama ne ko yow yaay Ablaye Dieng ci man moom laa lay xoolee man yow laay liggéeyal wax dëgg yàlla fii ba ma fi wootee ne président Ablaye Dieng wax dëgg yàlla bàyyiwuma benn yoon ànd na ko ak man fu ma toll ànd na ko ak man ba tax na mbooloo mii mbooloo qualité la du mbooloo quantité mbooloo mu riche ngi nii président waaw di wax la président ah ñun de Bambara lañu am te Bambara ku ko bëgg ñu bëgg la te Bambara bii ñu dëkk nii ñun gënuñu la cee yey ndax fii nga bokk ndax ba ma waxee yow da nga ne ma fii ëppale wu ma fi dara gënoo ma fay yey fii li la fi war moo ma fi war te bu soobee yàlla su ma ñëwee gox bi Bambara di nga xam ne lépp moo ma fi war di nga waxoon def nga ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm te Bambara nag dafa am loo xamante ni lu ñu bëgg la Bambara fii sa kër ci say mbokk deret ñun dafa am ay rafle ñuy rafle fii ci koñ bi wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal di ànd ak yow ci xeex bi ba nga jot li nga bëgg muy maire Thiès bi es bii yàlla na la ko sunu borom defal. Ablaye man de waxu mbooloo ma ne wu ma ko sax
mais Dieye dinaa dem ba mu jeex ngir yow ndax ku baax nga Dieye Mbambara yëpp jàppal ñu ngi ci sa ginnaaw te na la leer na duñu ay workat dañuy dem ñun ak yow ba mairie ba ci barke Seydouna Muhammad dañuy dem ba tàbbale ci mairie bi ñoom ñoo la desee xam mais dinañ la xam bu neexee yàlla Dieye ñu man de politique man du sama affaire barke Seydouna Muhammad taala mii nag fu mu soobu dama ciy dee yàgg naa ko koo wax lii bu doon sama sago taxaw na yàgg na du doon tey xëy na suñu borom tey la ko dogal xëy na yàlla moo koy doog a dogal tey waaye ñu ngi ci sa ginnaaw na la leer ni fo loo dëbb ñu dëbbale la Dieye ñun ak yow ba mairie ba barke Seydouna Muhammad comité de suivi bi nga xam ni dañu defoon benn séminaire daanaka léegi mu xaw a def 1 an et quelque sax ñoo ngi ko defoon fële si booru Palais des Arts comité bi nag tey moo waral jataay bi am nii mën naa ne tey comité de suivi bi joué na si lu mag a mag a mag a mag ndax si ndigalu Talla Dieye laa ñëwee fii si Mbambara indil ko ay fiches indil ko ay carte Talla ni dafa bëgg comité Talla tamit bi mu ñëwee si grandeur am dafa jël lépp dénkaat ko Omar Sow ànd seeg ay jigéenam ba tey yàlla dogal na sa ñoom jaay nañ seen carte yooyu nga xam ne joxoon nañ leen ko rempli nañ seen i fiches ba tey xam naa sa waxoon nañ leen nañ indi carte yi bu ñu ñëwee président signé ko ñu jëmmal seen bureau bi loolu daal moo ngi li nga xam ni moom moo tax ñu jox ma kaddu comité de suivi bi nag mën naa ni tey moo ngi liggéeyal président liggéey bu mag parce que lii Daaru Salaam lañ ko njëkkee xam nga kon nag comité de suivi bi nga xam ni di santaat tamit le coordinateur du mouvement Siggi Jotna moom tàyyiwul benn yoon di ñu soññ si comité de suivi bi di wax dem leen ngeen xool carte yi dem leen ngeen xool gars yi dem leen ngeen xool affaire fi mu toll parce que dara mënul far président Abdoulaye Dieye maire du dul ay comité de suivi ak ay assemblée de quartier loolu rek moo mën a fal suñu président te président nag ñoo ngi ko bëgg a yóbbu fee si mairie Thiès SB di ko ñaanal sans borom mu ànd si ak waa Mbambara ànd si waa Diamaguène ànd si waa R100 ak quartier yi nga xam ne ñoo nekk si commune Est bi yëpp ñu jëlee ka nga xam ne moo nekk si mairie ba fee teg fa le président Abdoulaye Dieye Sénégal jëm kanam. man Ndeye Fatou Gueye damay wax au nom de toutes les femmes en tant que présidente président ñoo ngi lay nuyu bu baax Dieye ñoo ngi lay nuyu di la sargal di la wax ne ñun dañu bëgg rek nga wax ñu yow loo bëgg rek ñoo ngi sa ginnaaw ba géej gi fer incha allah ñu xam na ne yow doomu Thiès nga te Thiès rek moo la tax a jóg rawatina nag koñ bii nga xamante ne sa papa fi la dëkk Mbambara Alilo Dieye ma laa miñ faajee yow ñoo ngi sa ginnaaw ba géej gi fer incha allah mairie Thiès dañoo bëgg àndandoo ak yow di liggéey incha allah ba élection yooyu jot suñu mairie bi yow lañ ko yow mii yaa ñu ci doy yow yow lañ ko bëgg a jox teg ko ci say loxo suñu liggéey nag commencé nañoo keroog bañ ñëwee sa kër Bayal nga recevoir ñu sa biir salon la nga ñu waxoon ba tey dindiwoo ci dara ndax gor nga yow loo wax danga koy def macha allah boobu ba léegi ñoo ngi liggéey di def proximité di def porte à porte bàyyiwuñu fenn jigéen moom xam nga ne lu mu bokk day am doole tàyyiwuñu benn yoon dañuy nekk ci terrain bi di liggéey ba ay x heure te dañoo yor ay borom kër waaye yow yaa ñu ko jaral loo bëgg rek incha allah dinañ ci dem. ñu leen di ñaax rek liggéey bi rafet na mobilisation bi rafet na mais li ma bëgg a wax rek lii tax Ablaye yegg ci mairie bi ay carte électeur la inscription yi mardi lay commencé na ñëpp dem inscrire pour mën a voter pour ñu mën a am maire Est gagné ko loolu rek moo ñu ko mën a gañaloo lii rafet na lii neex na mais li des moo gën a metti mooy il faut ñu takk sër yi takk tuba yi takk musóor yi ngir li ñu bëgg ci Ablaye mu mën a ne jëluñu Ablaye de ndax day def social jëluñu Ablaye ndax dafa am xaalis jëluñu Ablaye ndax dafa am xam-xam déedéet dañu yaakaar ci moom yàlla may na ko ay possibilités yi ñu mayul yoo xam ne tey jii suñ ko falee maire lu bari dina ko dina mën a jëli fa ñuy jëlee dina mën a ut ay relation parce que maire ay relation la du état rek état daf lay jox démembrement
mais la tax maire mën a defar goxam mais maire bi day am fu mu toog am fu mu mën a jëlee ba mën a defar goxam ba xam goxam li ñu bëgg dina ko mën a gi Ablaye nag yaakaar boobu am na ko li tax ñu am ko ci moom mooy da koo wane mooy li ko yàlla may muy wër sëgëm tey jii jël na ko bokk ko ak waa Thiès bokk ko ak waa Sénégal bokk ko ki mbokkam bokk ko ki xaritam kon su ngeen ma joxee Thiès maire est bi dina am naa ay partenaires yu ma mën a jàppale ba ma defar dëkk bi ba mu rafet xarkam bi changé defe naa war ngeen ko gëm ndax kon li ci budget maire bi taxul soxlawu ko di ko def si poosam ndax li mu am moo ngi koy joxe waaw kon boog li may ñaan ñi fi toog ñëpp nan dem inscrire ñi amul carte électeur nañ ko dem uti ñi am nan ko téye ba bu ñu demee ci urne yi li ñu war a def ñu def ko bés bu ngeen ko defee man de fii lay taxaw wax man góor laa fii ma taxaw wax bés bu ngeen ko joxee maire bi di ngeen gis loo xam musu leen ko gis parce que c'est un homme de défi te nit la ko xam ni waa góor moo ko gën a loo gis nit nag sooy fal da ngay xal for koo xam dafa bëgg waa góor da ngay fal koo xam ni am na jom xam na fa mu jëm dama leen di wax leen rek hôtel Le Grand bii ngeen di gis tey mu nekk fii si LONASE bi tey moom moo tax hôtel boobu ñëw foofu ndax tubaab yi bi ñu ñëwee di dem fanaan yi ay fu kenn xamul ay sali nekk ay xarit ay partenaires mu leen su ma sañoon ngeen defar fii hôtel ndax dina créer emploi ba pare dina changer xar kanamu fii tey jii bu ngeen gisee allée boobu hôtel ba defe naa ni changer na xar kanam ba tey jii la fay liggéey ci emploi salarié ëpp na juróom fukki nit kon loolu kan moo tax mu ñëw Ablaye Dieye hôpital régional bële tey bi directeur bi ñëwee ni bi dama bëgg a defar hôpital mais budget hôpital mënul loolu te hôpital bi nii mi mel ambulance bu dee ñëw du xam ni sax jub na hôpital lii rafetul bi mu ci waxtaanee ak Ablaye Dieye daf ko jël defar ko moomu mel nii tey xar kanam gi rafet bokkul ak yeneen li muy def ci biir tey jii boo demee école Clémenceau dem fu bari yu bari mën nañ ko lim mais comme temps bi dafa xat te guddi na moo tax dun mais li ma leen bëgg a wax mooy sunu yàlla dimbalee ba mu toog ci mairie bii dafa naan waa Thiès dinañ xam ni tey am nan doom am nan rak bu mat rak am nan doom bu mat rak am nanu baay bu mat baay am nan ku bëgg Thiès te da dina changer xar kanamu Thiès ba ñëpp teg ko ba waa Sénégal yëpp ni ñi kii mooy waaja Ablaye Dieye tey ma samba diiri yaay borom ba yaa Ablaye Dieye du kooku lay béggal xoolal li nga yóbbu di nga ci jot bu neexee yàlla dinañ ànd ak yow di la société ndemul bala te xoolal ne ko Cheikh Tidiane ko koy yaakaar ma jox la matériel Ablaye Dieye mi koy yaakaar jox na ko matériel tey ma samba diiri xoolal Ablaye borom ba yaa xam nga di teel a xëy tey bu dee wàcc kenn demul bala ndax bokkul ak ñoom te ñoom duñu yow du yàgg ba ngay ñoom te du loowul ak ñoom doo bokk ak ñoom it yow waaye yéen ñi ana ñu ko bëgg mooy Ablaye Dieye waaye yéen ana ñu ko bëgg te xoolal du koy taxaw Ablaye Dieye day béggal waaye yéen nga samba diiri xoolal des na ko béggal ba mu neex ma yaay sunu xarit xoolal Ablaye dina ko béggal ba mu neex ma jéem du ma téye te xoolal dugal bilaay bu ñu jàppale dina la jàppale ba mu neex la jéem du la téye xoolal ngay borom téye mais depuis di nga ko téye xoolal kenn mën na ci dara xoolal bu neexee yàlla bilaay di nga ci jot kenn mën na ci dara et nee ko li ngay laaj di nga ci jot. bii mooy deuxième fois ñu gisante man ak yow première fois bi taaxi kaw la woon meeting booba sama xarit Medoune Dieye sa doom moom moo organisé woon loolu ma dem wuyu ji ko soloon t-shirt bu jaune ma ñëwaat fii pour la deuxième fois grâce à ñii nga xamante ni mooy suñu jigéen ñi koñ may ñëw di la ñaax waxeet bi dafa bëri waxeet bi bëri na trop ndax politiciens yi dañuy ñëw ku ci am loo bëgg après da ngay daw def lu la neex léegi il est temps ñun danoo toog pour mobiliser wu ñun benn sens de famille muy Mambara ba ci gox-goxaat yi nekk fii yëpp parce que sa xaru kanam jooy na ma man moo tax ma ñëw toog fii actuellement maa ngi s'engagé wu mun ak comité bi nga xamante ni mooy benn centre famille ñi ngi sa ginnaaw. waa Mambara maa ngi wax ak yéen ndax depuis président Ablaye Dieye commencé nekk ci langue politique ba léegi defe naa ne ñëw nañ fii depuis 5 ans wala 4 ans yoo xam ne ñi ngi dugg biir Mambara di liggéey ak yéen Talla Dieye duñu yóbbu fépp. bi ñuy ñëw fii tamit awma ci benn jàqare parce que xam naa fi yàgg nañ fi di ñëw di fi liggéey kon tey bu ñu mobiliser lu toll nii mobiliser ay magum jëmm mobiliser ay électorat parce que képp kuy politique rek ay wut ay électeurs nga soxla
te li ñu fi gis nii tey primo votant sax booy xool bariwul fi kon donc ku fi nekk rek am nga carte dañoo ñëw fii tey ci moment bu wóor lañ fi ñëw ndax lan tey dañu ni Thiès dafa am njaboot waaye dëkk bu nekk jurul benn doom kese danoo jur doom muy le président Idrissa Seck ñoo taxaw fii ci Thiès mais dañoo jur doom muy le président Ablaye Dieye ñëw fii jàkkaarloog yéen tey Thiès dañoo yàgg a toog di ñu joxañal naan kee la ñu bëgg a tabb muy suñu maire mais déedéet buñ ne woon dañoo ñëw ci élection député yi muy législatif bu keroogee ku ñu investir nga dem mais tey dañoo ñëw ci élection gox-goxaan muy élection locale bu nekk kenn ku ne war nga faa gis sa bopp ci sa localité kon tey ci localité Mbambara la ñu toog ndax su ngeen jëlee seen carte bi jox ko président Ablaye Dieye muy dem ci mairie bii Mbambara lay romb kenn mun la jógee Thiès ville di dem mairie te romboo fii Mbambara kenn yéen waa Mbambara yéen ñu toog fii am ngeen sos bu rëy ci école bi parce que bëgg naa au soir des élections locales ñi ñëw fii génne fi ndam waaye mat leen fàttal tamit beneen affaire parce que président Ablaye Dieye bi mu ñëwee ci langue politique bi dafa nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale mais ba mu koy jàppale tam président Ablaye Dieye dafa ñëw créer benn mouvement tuddee ko Siggi Jot Na ma leen di wax ne APR marron beige la bu am bopp fas waaye na ngeen xam ni Siggi Jot Na logoom vert blanc la bu am benn guy na ngeen ko xàmmee ndax président Ablaye Dieye benn bis mën naa yónnee ci logoom na ngeen sóoraale baax li ma leen wax benn bis mën na ni sama logo bi kat damaa soxla ngeen liggéeyal ma ci nangam bu keroogee waa Siggi Jot Na dañuy àndandoo siggi dem liggéeyi ko pour siggil ko waaye bu nee tey ji damaa ñëw ci mouvance présidentielle pour ñu jàppale ko ci loolu na ngeen bàyyi xel ci loolu waaye na ngeen bàyyi xel ni le président Ablaye Dieye avec son mouvement Siggi Jot Na ngeen di liggéey pour le président Ablaye Dieye pour mu mën a defar dëkk bi muy Thiès tànn nañu suñu maire moom lañ la bëgg muy président Ablaye Dieye li ñu ko tànn nag bu doon jëmi boppam rek ngeen demandé ko lamp yi léegi mu tàkk waaye tey ñun dañoo bañ président Ablaye Dieye ñëw di taal lamp bi waa maire ñëw ni ko ta nga koy taal su keroogee day tooñ waaye mën naa jël ci dooleem ba tey tamit taal lamp bi waaye ngeen def ko seen meilleur choix ñi ànd ak moom liggéey ak moom ba jël maire Thiès es teg ko ci loxoom. Ablaye yow li nga bëgg yàlla na ko yàlla defal maire Thiès bi nga bëgg Dieye ngañ mu du fari astama naam ngañ Dieye Ibrahima ak Aminata moo ma la classe li nga bëgg nga yore jikko sa Cheikh Mbacké noppeeg joxe yàlla na la ko yàlla defal ci barke yaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te yàlla na la ca teggee mu du fari astama naam ngañ Dieye Ibrahima ak Aminata moo ta sosunu yaakaar waroonu ko leer ñu boole yow de waroonu dañuy xeexi nag xeex nag dafa naa ni booy xeexi te amoo gàndaay boo moytuwul nga am problème te soo moytuwul di nga am mbetteel ñu jëm nag ci élection yu am solo du affaire présidentielle affaire gox-goxaat la muy sunu yëf ñoo ko moom ki nga xam ne moom la ñu àndal nag dafa bokk ak Benno Bokk Yaakaar di liggéey pour ñu sunu baat ne poto jusque là ñoo ngi travail ñoo ngi liggéey ci biir Benno Bokk Yaakaar le président nag am benn message boo xam ne daf ko joxe ne bu doon sagoom njabootam yëpp ay bokk muy benn liste unique ndax mbooloo mooy doole moom la ñëpp bëgg waaye nag ci kaw ñu jaarale lépp ci yoon ñun tam àndandoog sunu kilifa mu topp ci ginnaaw moom la ñu bëgg muy le président de la république bu bis baa bu fekkee ne teg na ci sunu kanam ki nga xam ne moom lañ fi war a teg muy la personne qu'il faut à la place qu'il faut bu boobaa ñun ñëpp dañuy àndandoo dem ba teg ci loolu waaye nag bu fekkee ne contraire bi la def tamit monsieur le président de la république c'est un message que je vous donne dama ne ñun sa dëgg Ablaye Dieye la ñu bëgg ndax moo fi nekk moom la ñu gis au moment bi nga xamante ne dañu nekk ci ay difficultés
les élus de Thiès gisuñu kenn moment yooyu nga xamante ne sa doom sax da nga koy daw ndax danga naan boo tisoolee mu wàll ma à ces moments la ñu gis suñu doom ji muy Ablaye Dieye dawuñu ragaluñu heure bu nekk ñëw na si ñun masque cheroon na lool boobu temps masque amul ci mbedd mi ñu koy saam juróomi dërëm gel amul woon ci mbedd mi ñu koy jaay lu yomb leneen ak leneen amu fi woon mais il était au chevet de nos sinistrés defe naa ne nag nit rek la mën a doon da ngeen ne un maire boo xamante ne man de wax dëgg yàlla sama tëraay bàmmeel laay waxee parce que je suis en face des médias depuis élection présidentielle laa gëj a gis le maire de Thiès Est keroog ba ñuy voté ji man ak moom ñoo daje si bureau de vote muy dugg ko génn ndax xam ngeen ne fii ay lijjanti rek la ndax bu ñu bàyyi woon nit ñeeg seen sago pour ñu gagner ces élections dina difficile mais malheureusement pour nous nit ñi war nañu yeewu mën nañu xoolaat xam ko ñuy jël teg ko ci place bu mu war a nekk. damay nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi d'abord ñu jël ci imaamu koñ bi ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla mission bi nga xamante ni moom la ko borom bi jox mu koy doxal ci koñ bi yàlla na ko yàlla oyofal yenn mais di nuyu chef de quartier bi nga xamante ni moo nekk ci koñ bi ndaxte gox boo fay dugg daa am bunt et je pense que suñu frères yi tey jaar nañ ci bunt bi ndax dem nañ tàggu imam tàggu délégué de quartier bi mais également tàggu notable yi nekk ci koñ bi yëpp mu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay mais également di leen balu àq ci guddee gi nga xamante ni guddee nañ ko ngir ñëw ci gox bi mais également di nuyu le président de l'ASC bi nga xamante ne tey ñëw na toog jëmbal bis bi di monsieur Samake ànd ak sama frère bi nga xamante ni moo ñëw toog ànd ak moom ci bés bi di wax ni rek kàddu yi ñu fi jël rafet na mais ñi tax tey ñu dugg fii ñi tax tey ñu ñëw Bambara Adilo polarisé jàmm gën guy sombel ñëpp ñi nga xamante ni tey ñoo wër gox bi ñëw nañ teew te ñi tax ñu teew mooy ce sont des personnes de valeur ay nit ñu am pas-pas mais également ay nit ñu respecter seen engagement jiital ci sunu frère sunu xarit sunu sympathisant mais également sunu collaborateur di monsieur Omar Sow di ñaan ngeen tàccul ma ko dinaa ñëwaat ci moom mais également di nuyu sama frère sama xarit sama genn wàll monsieur Talla Dieye di jàmbaar di liggéeykat dinaa ñëwaat ci moom su ma leen nuyoo naa waa gox bi yëpp nuyu ñi nekk seen gannaaw di ànd ak yéen di leen liggéeyal muy ay femmes de valeur femmes yi nga xamante ni jël nañ fi kàddu seen wax dëgg nañ ko ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ndax tey ànd bi rafet na te it la ngeen waxoon def ngeen ko mais di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal la délégation du mouvement Siggi Jotna ñoom ñëpp ñëw nañ taxaw accompagner le président de la le président du mouvement Siggi Jotna di le président Ablaye Dieye ndax tey suñu ñëw fii cofuñu ko ndax nit bu la wanee loo xamante ni en un temps record la ko def donc loolu booy ñëw da nga koy préparer ndax ba ngeen ñëwee sept ciment dama leen a booleeg sama proche collaborateur di monsieur Pape Ndiaye Codé en passant ñu ngi koy féliciter di ko remercier ndax liggéey bi nga xamante ni def na ko moom moo ma motiver ne ma kat ñële
kat yéex nañoo am ñu mel nii ndax jour bi mu fi ñëwee wan ngeen ko loo xamante ne en direct la ma ko doon wan ndax lépp dama koy suivre dara doom boobu duma ëmp si li nga xamante ni moom lañ may liggéeyal donc ñu koy remercier moog le frère Cheikh Sène liggéey bi rafet na ak suñu frère Moussa ànd bi rafet na liggéey bi aussi am na sincérité mais également am na qualité donc di nuyu aussi animatrice yi way yi neex na tëgg yi neex na ndax lii aussi si meeting la bokk des fois foog ñu xumbal foog ñu neexal donc mbir mi dafa ala dawme ndaxte lépp neex na lépp rafet na di wax ni rek tey suñu teewaay fii dafa am ñu ko waral muy suñu frère yi tey engagé wu pour accompagner le président Abdoulaye Dièye président Abdoulaye Dièye nag ku ko xam ko ni dafa am une vision bi nga xamante ni mooy tax ñu bokk ci les hommes de valeur yi nga xamante ni ñoo war a développer suñu gox ndax politique nit ñi dafa am noo xamante ni noonu lañ ko dàkkantel woon mooy politicien nag dafa am définition mais aussi politique dafa am définition gis-gis bi ñu am ci politicien beneen gis-gis la ñu amoon ci ñoom mais nag peut-être ñoom ñoo ko liggéeyoon ba askan bi di leen catégoriser wax loo xamante ni duñ ko def walla teg askan bi comme ay escalier bu ñu amee li ñuy am ba pare ñu toog fàtte askan bi mais tey je pense que ñun dañoo ñëw changer la forme de faire de la politique wax askan bi dëgg wax askan bi nii dañoo bëgg ñu ànd ñu liggéey ñu am projet de société pour mën a am légitimité mais également am la légalité d'agir au niveau de nos communes ndax tey boo bokkul ci instance de décision locale yi sama responsable des femmes wax na ko doo mën a am la possibilité mais la légalité di agir ci communes yi donc nag moo tax ñu jël suñu courage en main nekkat Thiès war na mën a am xar-xar kanam bu bees rupture war na mën a am également changement de paradigme war na mën a am te loolu duñu xaar kenn diñu ko defal ñun waa Thiès ñoo war a xool yan personne yu gëm Thiès yu bëgg Thiès yu yërëm askan wi yi nga xamante ni taxawu jigéen ñi moo leen ñor taxawu ndaw ñi moo leen ñor ñu mën leen dénk seeni gox parce que nag ñi ñu dénk vraiment ils ont atteint leur limite donc nag heure changer jot na heure teg fi ay yeneen nit yu bees jot na te nag dañoo jëm ci ay élections yu am solo muy ay élections locales wax ngeen ko bi ngeen def seen plaidoyer nekkat seen gox bi di fi manqué bari na am ngeen problème mu évacuation des eaux donc loolu je pense que ni c'est le rôle du maire même tey man su ma jëloon la responsabilité ñëw ni dama leen koy defal du ma mën a am l'autorisation la légalité de le faire mais nag luñ ci mën taala lancé na ma un appel pour que seen problème mooy problème égout et je pense que ni nag loolu réglé wul def ko ci seen gox bi rek réglé wul problème bi dafa war a nekk un programme boo xamante ni c'est un programme pour tout le quartier parce que boo defaree benn côté rek bàyyi beneen côté bi le problème restera intact te loolu responsabilité bi maire bi la moo tax tey ñu jël suñu courage en main nekkat ñun ñi nga xamante ni dañ lañ fay dénk ñu tële defuñu li nga xamante ni moom la leen fi askan bi teg dañ leen fi bëgg a jëlee changer xool ñi nga xamante ni ñoom lañ fi war a teg ñu teg leen loolu nag yéen a ko wax yéen ni le président Abdoulaye Dièye la ñu yaakaar ci mairie bi man kese de mënumaa yegg foofu yéen rek laa am mais aussi pas-pas rek laa am mais yéen askan wi yéen population bi bu ngeen soxlaa wax ñu jóg ànd ak yéen ci li ngeen bëgg mooy nee ngeen président Abdoulaye Dièye moo leen doy ci seen mairie Thiès Est bi président Abdoulaye Dièye nangul na leen ko ndaxte gëm naa ni am naa projet de société boo xamante ni am naa programme boo xamante ni su ma ko tegee Thiès changement dina am parce que dëkk nag da nga koy dénk ay ndaw yu am pas-pas ay ndaw yu am conviction ay ndaw yu am abnégation pour un développement local parce que la philosophie du mouvement Siggi Jotna c'est
agir localement avec une pensée globale donc ñëpp lañu soxla seen xalaat pour ñu mën a doxal suñu dëkk parce que dëkk kat bu nit ñi jàpp ni rek politique yi ñoo ko war a doxal politiciens yi ñoo ko war a doxal élection yi ñu jëm élection gox-goxaat la ku nekk sa gox am nga fa loo xamante ni soxla nga ko fa ku nekk sa gox am na loo xamante ni manqué na ko fa ku nekk sa gox am nga loo xam bëgg nga ñu defal la ko donc tey yéen a war a jóg nekkat war nañoo ñëpp ñëw jàpp si élection yi pour que ñu mën a jëmmal seen gox parce que maire yi am na responsabilité dimbali ASC maire yi am na responsabilité dimbali association bu nekk si koñ maire yi dafa am responsabilité dimbali jàkka yi nekk si koñ bi maire yi dafa am responsabilité agir ci école yi maire yi dafa am responsabilité agir ci mouvement de famille ci bàjjenu gox yi mais est-ce que maire yi aussi dafa am responsabilité jàpp ci poste de santé yi mais est-ce que loolu may wax lépp maire bi fi nekk jàppale leen ci donc je pense que ni ça c'est un problème boo xamante ni war nañ ko xoolaat xam ñan la ñuy dénk nañu dénk ñoo xamante ni la ñu am doy na leen mais boo dénkee koo xamante ni mu ngi xool lu ko maire bi di jox kooku je pense que ni boo ko dénkee boppam lay njëkk a xalaat mais aussi nit boo koy dénk day fekk mu am vision day fekk mu am xam-xam damay des fois ñun ñooy indil suñu bopp problème parce que aussi nit booy koy dénk dafa am profil boo xamante ni moom lañu war a dénk ñi nga xamante ni ñoo ñuy jiite ëllëg mais day dénk ñoo xamante ni amuñu xam-xam amuñu expérience amuñu ouverture internationale amuñu ay partenaires je pense que ni loolu ñu ñooy tooñ suñu bopp parce que mairie kat ay recettes municipales kese du ko doxal mairie budget du ko doxal budget mairie mënul lu dul régler le fonctionnement de la mairie xool ñi ñuy fay ay salaires rek ainsi de suite mais mairie dëgg dafa war a am porter un projet de société dem wuti ay partenaires dem renforcer la coopération internationale wut ay partenaires yoo xamante ni dinañ ñëw fi investir te ñun loolu dafa bokk suñu programme phare bi ñu am mooy créer un domaine industriel à Thiès Thiès Est bi bëgg nañ fi teg domaine industriel boo xamante ni ay entreprise ñoom ñooy ñëw investir si biir Thiès Est parce que Thiès nag nit ñi dañoo jàpp ni Thiès amul ressource mais Thiès li fi nekk si ressource dafa bari surtout les ressources minières fii am na gaz am na potassium am na calcaire am na phosphate am na lépp loo xamante ni ressource la boo xamante ni nit ñaa ngi koy jël di ko payer di ko yóbbu loolu tey population bi ñoo ko war a bénéficier te loolu bu ñu amul ay maires yu am responsabilité ay maires yu am gëdd ay maires yu am xam-xam loolu duñ ko mën a delloowaat population bi te loolu aussi foog nga am pas-pas am engagement dem wuti ay partenaires ñu ñëw installer fi ay usines installer fi développer fi industrie pour que Thiès ndaw yi mën a am liggéey te le problème maintenant c'est l'emploi des jeunes ndaw yi dañuy jàng ba pare te amuñu liggéey suñu yaay yi buñ demee bay wut ay activités wut ay formation c'est parce que amuñu doom yoo xamante ne ñooy jël relève bi et que loolu je pense que ni du développer réew jigéen ñi di cotiser ay 100 francs ay 1000 francs ainsi de suite je pense que loolu du développer réew suñu yaay yi seen doom yi ñooy seen problème parce que ndaw ñi amuñu lu ñu liggéey mais nag loolu je pense que ni war nañ ko mën a développer l'Afrique ñun africains yi dañoo war a bàyyi xalaat ni rek lépp dañ koy jéggaani indi ko fii Afrique richesse bi fi nekk amul si yeneen dëkk yi amul en Europe amul aux États-Unis ñoom au contraire ñoom ñooy ñëw jël suñuy ressources yóbbu ko jël suñu matière grise yóbbu ko def ay transfert de compétences mais également def ay transfert de connaissances et loolu aussi maa ngi ñaax la diaspora les Thiessois yi nga xamante ni ñoo nekk si biti nañu ñëw delloo si seen gox def retour à la base ngir ko ñu mën a xam ni suñu gox ñoo ko war a développer suñu dëkk ñoo ko war a développer état kese mënul def lépp donc ñu ñaan les personnes ressources ñi nga xamante ne am na lu leen yàlla may nañu retourner waat à la base école yi surtout école primaire yi am nañ ay jafe-jafe état bi mënu ko defar maire yi mënu ko defar mais am na ñoo xamante ne école yi ñoo leen formé tey ñu nekk ay nitu daraja am alal nañu delloowaat ci école primaire yi école primaire yi am mu ngi ci en état de délabrement total te loolu aussi vraiment war nañ see taxaw ndax ñu mën a am une éducation de base suñu élèves yi mettre leen dans de très bonnes conditions loolu nag li may wax rek ku amul vision doo ko def
parce que maire yi war yoo am ay partenaires yoo xamante ni ay ONG yoo xamante ni nañ leen accompagner ndax école yi bu mën a nekk ay école yu baax. sur le plan santé gis nañ fi poste de santé yi donc récemment demoon nañ visiter poste de santé bi nekk fii Cité Ñax donc gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ni poste de santé yi am nañ ko donc je pense que ni ñun li tax ñu ñëw mooy am vision am xalaat am programme boo xamante ni moom la ñuy doxal pour que Thiès mën a jëm kanam ku jàpp ni dañoo ñëw pour wut daraja wala ku wàcc ni dañoo ñëw pour am dara je pense que ni loolu tax ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy un développement local parce que dëkkkat bu waree dox à la base lañ koy doxal donc nag Thiès tey duñu nangooti kenn di ñu choisir suñuy maire Thiès duñu nangooti kenn di ñu wax fii ngeen di jaar mais aussi Thiès duñu nangooti kenn mu ñuy xeexloo parce que xeex aussi dafa jeex Thiès a été toujours taxé de ville rebelle de jeunesse malsaine nguur gu fi ñëw ñu xeex la projet boo fi amoon nga yóbbu ko ci beneen dëkk moo tax ñun on partage la vision du président de la République nous supportons nous accompagnons le pouvoir central que pour l'intérêt de Thiès pour que projet yi mën a ñëw fii jigéen ñi mën cee gis seen bopp ndaw yi mën cee gis seen bopp li may wax rek mooy maa ngi jeexal di wax ni nit ki bu dee da nga koy jàppale da ngay koy jàppale ak conviction da nga koy jàppale ak gëm-gëm neex na trop ñu taxaw fii ne Ablaye Dieye yaay nekk maire mais aussi nit boo koy jàppale day fekk la mu bëgg nga mën ko see taxawu mooy am carte électeur pour que élection yi bu ñëwee nga xool Ablaye Dieye fan la bokk nga dem ànd ak moom te ñun suñu gëm-gëm mooy être tête de liste ci coalition bu ñu mën a bokk pour que ñu mën a xam ni Ablaye Dieye sera maire te loolu yéen askan bi yéen a ko mën a def donc ànd leen duggaat ci nit ñi waxtaan ak ñoom sensibiliser leen te xam ne suñu projet social bi ñu am seen intérêt kese la du intérêt Ablaye Dieye mais intérêt Thiès bi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa koñ wi di waxaat encore félicitations à monsieur Talla Dieye félicitations à monsieur Omar Sow félicitations seen jigéen ñu jàmbaar yi nga xam ne ñoom ngeen nekkat liggéey bi rafet na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf